mbokk yu jàngeen jëf dal leen jàmm bismillah ci xibaar yi gën a ca fës Abba Diatta magu Abdou Elinkine Diatta mi ñu faat ca mu lomp ne faw nguur gi ubbi l'enquête leeral faatub rakam bi moom mi wax ci kaddu njaboot gi nag ne ñu ngi tam xaar lii di autopsie Lamine Ba suñu ndaw foofa ca Ziguinchor dem na seeti njabootu ndem si yàlla Abdou Elinkine Diatta ñay bay lii di pomme de terre nag ca zone des Niayes kontaanuñu dara dafa nag fekk na kii di nguur gi dafa jël dogal wàññi lu mu leen di jox ci jiw bi ñuy faral di subventionné ñenn sax ci ñoom dañoo wax ne dinañu bàyyi mbayum pompiteer ci boppam moom la ñu def syndicat yu ëpp doole ci G7 nag seen giseek ministère bu fonction publique fa mu mujjee neexul ñoom ñii di jàngkat nag dañoo mujj sax génn salle bi ndax dañoo wax ne ministère bi nanguwul ba tey wax lu leer ci lu jëm ci seen i protocole d'accord ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram Coupe des confédérations Thiès lay amee génération foot pare na ngir jàmbarloo ko ñii di waa ESAFC bu réew ma Bénin ñoom sax dañoo bëgg match bi tàmbale ba mu jeex ñu dugal te kenn du leen dugal tour du web dina bokk ñaareelu pàcc xibaar yi le marché bonne santé gan gi Abba Diatta magu Abdou Elinkine Diatta mi ñu faat foofe ca Mulomp ca Casamance moom moo doon ganu RFM ci technique bi Assane Diouf asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dañu wutali Diourbel am na benn néew di ab ndaw bu am lu mu néew fanweeri at moom la ñu fekk lu sorewul lycée bu Diourbel ci nag suñuy xibaar dafa tal boppam jaar fa ñàkk bakkanam Babacar Diouf. mu ngi tëddee ci wetu gaucham tànk yi mu lem leen ñu jëm ci kaw loxo yi tamit yëkkati ko ca kaw moom ñu ngi ko fekk mu faatu ci wetu lycée d'enseignement technique Cheikh Ahmadou Bamba bu Njaaréem essence te sotti boppam ba pare teg ci taal ko yaram wi pooc yi ak lépp lu jëm ci bopp bi moo lakk ba ñor xomb moom nag ay ñeent fukki atam tegoon na Mbaye Diallo moom nee nañ dafa doon am yenn saa yi ay problème ci bopp loolu nag saa su ko dikkalee du àndateeg sagoom bi juróomi waxtu tegalee ay simili yu baree bari ci lañu woo waa sapeur pompier ne leen daal am na koo xam ne ni dañ koo fekk mu faatu ci tabax yi nga xamante ni moom la ñu def ci wetu national numéro 3 bi booy dugg ci diwaanu Njaareem police nag ba mu ñëwee la defi enquête am ba xam nit ki nu mu tudd ak fu mu dëkk néew bi ñu ngi ko déposé ci hôpital Heinrich Leucke bu Njaareem ab enquête ubbi nañ ko ci mbir mi Diourbel RFM Babacar Diouf. ak RFM kumpa jeex na. njabootu ndem si yàlla Abdou Elinkine Diatta li ñu bëgg mooy nguur gi jël ay responsabilité mu ubbi l'enquête ngir leeral faatub seen doom jile magam nag mi wax ci turu njaboot gi ne tam ñu ngay xaar lii di autopsie ngir yëf yi gën a leer ci faatub rakam bi di Abdou Elinkine Diatta moom nag di Abba Diatta di mag ji mu ngi ci micro beeg Lamine Ba. est-ce que yéen am ngeen idée kan moo def li ni mel jëf jooju. je pense que loolu du ñu ñoo koy wax am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a wax mooy ñu war a def enquête yi ñun pour le moment ci affaire enquête xamuñu ci dara mais lu ñuy laaj mooy ñi war a def enquête yi ñu war a def seen enquête bi nu mu waree pour ñu mën a xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw lépp loolu am ci bés boobu mulom du famille bi mooy ne diw ak diw la pense am na ay autorités ñoo xam ne ñoom ñoo war a def enquête yi famille bi dafa bëgg a xam ñoom xam nañu dañu war a def enquête donc ñu def seen enquête famille bi dafa laaj ba ñu def pour ñu def autopsie ci corps yoo xam ne ñoom ñoo faatoon ci événement bi amoon mulom parce que xam nañu état bi mën na ko def te war na ko def waaw. est-ce que mës na yëg ngeen ni jot na ay menaces wala jotul ay menaces. mosuma ko yëg mosuñu ko yëg ci ay menaces yi mu war a jot. yoo xam ne mosoon na ko jot. lan ngeen di xaatee ci enquête bi lan ngeen di wax kilifa yi. kilifa yi ñu ngi leen di ñaan fu mu nekk nii ñu defal ñu suñu autopsie corps yi pour ñu mën a jot ci corps yi pour mu dem leen mën a suuli. yéen est-ce que ci wàllu enquête bi déglu nañ leen kenn ci njaboot ji fii wala yéeg ngeen keneen ku ñu déglu mu lamp. ñun fii présentement ñi nekk Ziguinchor ñoo xam ne fekkewuñu affaire bi ni mu demee kenn entendre ñu parce que fekkewuñu ko. Abba Diatta mi ngoon doon déglu léegi di magu Abdou Elinkine Diatta mi ñu faat ca Mulong moom mooy doon ganu RFM soir ak kii di Lamine Ba ñu woteeli département bu Nioro frontière ak Gambie ñoom li ñu bëgg mooy commissariat de police am fa ndax dañoo nemmeeku ne bañ fa tabaxee pont Farafeñe ba tey jii daal gis nañ ne gox ba mu nga yëngu bu baax a baax ci dem beeg dikk bi ak ci wàllu transit dañoo sax gis ne ñii di investisseur léegi daal fa la ñuy wutali ñu nag bëgg ñu gina dooleel kaaraange foofee ngir aar askan wi ak li ñu moom
tey nag ñu doon samp préfet bu bees foofee ca Nioro Ibrahima Diamé. mbébét bu yàgg la ci askanu Nioro meeru dëkk bi profito ci cérémonie d'installation préfet bu bees bi de ngir kon feddali diggé bi nga xam ne nguuru Macky Sall defoon na leen ko ñu ne département bu Nioro nekk ci frontière bi ak Gambie ak askan wi fi yeewoo war na mën a am commissariat de police. problème yi ci département bi bëri na yàlla mu fi indi mais ñun bi ñu jox bi ñu gën a soxla te loolu mooy taxawal développement mooy tax nit ñi óolu mooy tax nit ñi jëm mooy sécurité département bi dafa rëy mu nekk département frontalier yi ak ay foyers religieux nañ tabax la commissariat di Nioro mais bi def na li ko def depuis 2014 ñu lay ñaan la jàpp ci. boo weesoo lii di position géographique am Nioro nag dafa doon gox bu nga xam ni goxu diine la bari lool ay événements religieux yu mel ni Magal Porokhane maire bi di fàttali ni depuis bu ñu tabaxee lii di pont Farafeñe gox bi dafa gën a ubbeeku. depuis inauguration pont bi ak infrastructure yi nga xamante ni def nañ ko ci commune Nioro gis nañ ne daal koom-koom bi dafa gën a yëngatu nit ñi nag di fi ñëw di investir moo tax ñu ñaan état bi mu yokk kaaraange gi moo leen a aar bu baax a baax. sans précédent il faut donc sécuriser les personnes et leurs biens. boo xayma tey jile lii di askan wi yeewoo ci département bu Nioro dem na ba 370 000 habitants ginnaaw nag ñetti at yi mu def ci département bi préfet Pape Malick Ndaw jox na lenge yi kii di Abdoul Aziz Diagne mi nu fal préfet bu bees bu Nioro Ibrahima Diamé Nioro rajo Futurs Médias. feneen fu ñu jëbalante ay lenge muy foofee ca département bu Mbacké préfet bu bees ba nag tey la fa tàmbale service Mamadou Makhtar Diop wuutu fa kii di Mouhamadou Lamine Mané boobee nag am fa ñeenti at fekkee woon na jébante leng jooyu Marema Diop. ginnaaw ñeenti atub liggéey fii ci diwaan bu Mbacké préfet Mamadou Lamine Mané di jébbal lengay ki ko fi wuutu cérémonie bi mbégte ak contentement di li ñu gën a nemmeeku ci ay kàddoom waaye itam sàkku ñaan ngir liggéey bu yees bi mu yanu mu daal di ciy am ndam préfet sortant Mamadou Lamine Mané. def naa nag li mu mën waaw. waaye nit nag dafa am yu mu tële waaye comme nu ma ko waxee fële Kébémer dama ne woon soo seetee dañu ne boo ñëwee balaa ngaa wàcc sa téeñ ci dëkk da ngay fëgg waaye booy dem da ngay sakku ñaan di leen demander autorisation ma jël sama bagage ma dem Kébémer di dalal jàmm monsieur Makhtar di leen ñaanal yal na leen yàlla jàppale donc mission bi ngeen réussir. diine di lu am doole fii ci diwaan bu Bawol Mamadou Makhtar Diop daal di koy xam moom préfet bu yees bi di liggéeyam dina ci sóor aspect boobee ba lépp lu muy def mu mën cee lëkkale wàllu woowee. li ma bëgg a wax te mu ñor ma mooy préfet Mané liggéey na fi liggéey bu wér li mu fi def est-ce que dinaa ko def xaw ma de waaye am naa yéene bi am nañu jaar yàgg nañu liggéey ak ay kilifa diine xam nañu fi ñu affecté fan la donc li ñu war ak li war sénégalais bu ne mooy patrimoine bi ñu am te yàlla def mu dajeek département Mbacké ku si béyul li nga si war a béy yow yaa xam waaye ku nekk da nga war a xam loo fi teg def ko réew mi nga ko defar borom dëkk bi am lu mu fi bàyyi am lu mu fi teg nga war ko liggéeyal gannaaw liggéey boobu war a jëriñ réew mi. cérémonie passation de service bi képp kuy dignitaire fii ci diwaan bu Bawol daal di koy fekke woon ñuy ñaanal nag ki nga xamante ni moom moo fi bees mu daal di eggale mission am waaye itam yan bi daal di oyof lool ci boppam Marema Diop fii ci Mbacké RFM. juróom-ñeenti waxtu teg na juróom-ñeenti simili. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. xibaar yi ci RFM. baykatu pomme de terre nag ca zone des Niayes kontaan nañu dara li ko waral mooy nguur gi moom moo jël dogal wàññi lim leen doon jox ci ay jiw yu ñu subventionné di nag dogal boo xam ne neexu leen benn yoon ba sax waral ñenn ci ñoom ne dañ fay jaar sax bàyyi lii di mbayum pomme de terre reportage foofee ca zone des Niayes Cheikh Anta Diop. di ay baykatu lujum soble pomme de terre jóge fu nekk ci réew mi rawatina Kayaar ak Mboro Gandiol Potou ci zone des Niayes dikkoon nag fii ci Mboro doon fi amal nag ab assemblée générale génn seeni jafe-jafe nee nañ nag li leen gën a metti moom mooy taxawaay bi nga xamante ne nee nañ nguur gi jël na ko ngir wàññi li nguur gi daal leen subventionné ci ay wàllu jiw Dame Ndiaye bokk ci kuréel gii di ànd taxawu mbay mi. dëkk lu ko waaye dafa ko wàññi bi mu ko wàññee itam ñamu jox subventionné bi touché wu directement agriculteur bi kon ñun APASEN li ñu bokk ci li ñuy revendiqué mooy ku ñu mën a jox jiw muy wëlbati ko dina ko jaay ñun ñi nga xam ne tey mbooloo mu ànd la tey dem ci tool yi nañu jox suñu quota directement ñu jëndi suñu jiw maam ya daan def dindi ko ci seen biir tool seet fa gën a nangu ñu jël ci jiw wa tànn ko segg ko denc ko ba bay jotee ñu mën ta am qualité.
ñoom sax nee nañ li ñu gën a sàkku ci nguur gi moom mooy ñu jox leen ay jumtukaay. waaye matériel agricole bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ba tax indien yi bëgg ñoo man bu fekkente ne indi nañ ko jëli fi ëllëg jëli fi daba waaye indi fi ay tracteur indi fi ndox mu doy bu boobaa Sénégal dana am autosuffisance alimentaire daanu mën a liggéey qualité quantité te buñ ko defee bu boobaa danañu dem ba ñun léegi dañuy jëlee producteur au consommateur intermédiaire bañ a am ci diggante bi. jafe-jafe la tey jii ci wàllu mbayam pombiteer ba tax na nee nañ lii dogal bi nga xamante ne jël nañu ko bu antoodee ay junniy nit de dootuñu amatum xëy ci zone des Niayes. mais ay baykat lañ bëgg a doon ba faw jàppale nu ci mbay mi. ñu ngi sàkku nag jëwriñ ñi nga xamante ne moom mooy yor wàllu mbay mi waxtaan sax ak baykat yi fexe nag ba yokk pombiteer bi nga xamante ne ñu ngi koy bay fii ci réew mi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. wutali Richard Toll foofee nag waxtaan wi jëm ci li ñu dakkal liggéey ba jëm ci pont wu Sermat ak ñàkkub éclairage public foofee maire bu commune bi nag di ndey leeral ne li ko waral mooy mairie bi du mairie bi waaye nag entreprise bi nga xam ne moom moo yor liggéey boobee lu nag jëm ci éclairage public maanaam lu ci mel ne ay lampe ngir gox bi daal di leer Ahmadou Mame Diop nag wax ne du yàgg dinañu samp foofee ay poteau électrique mu nag yëkkati yooyu la kàddu ci ab conseil wala réunion conseil municipal foofee ca Richard Toll Modou Diagne. liggéey yi jëm si pont Sermat saa su nekk dañ koy waxtaanee fii si biir Richard Toll ay liggéey yoo xam ne ba ñu ko dakkal léegi mat na ay weer mu nekk mbir moo xam ne jaarul si yoon bu ñu sukkandikoo si kii di meeru dëkk bi di Amadou Mame Diop moom milee mi nga xam ne ni situation bi li ko waral mooy entreprise yi nga xam ne ñoo waroon taxawal pont bi ñoo respecté wul seeni engagement mooy pont Sermat bi nga xam ni commune Richard Toll jël na si xaalisam defoon si 150 millions mais ba tey sottiwul te li tax sottiwul mooy ADM moo nu yoreel commune bi lu tolloog si ab lu jege 350 millions ak li nga xam ni budget complémentaire bu ñu si waroon def mais boobu ba tey fayuñu entreprise bi tamit day ne tekk ñun nag toogunu ñoo ngi wax ak ADM ñoo ngi wax ak AGETIP pour que loolu ñoom ñu mën ko fay ba nu mën jógee si sàdd bii nu toll. bu delloo si aar askan wi nga xam ne ñooy yeewoo saa su nekk fii si biir Richard Toll kii du mairie dëkk bi mi nga xam ne ni dana yokk lii nga xam ne mooy éclairage public bi lii nag ngir xeex ñàkk kaaraange gi nga xam ne dañu ko nemmeeku si yenn gox yi nekk si biir commune bi. éclairage public xam na ni lampe yi aussi dañuy am durée de vie day yàggee day yàqu am na nag ay quelques poches yi nga xam ni xëy na courant ba war na ko gën a egg te bu ngeen seetloo am na ay poteaux en béton yu nu samp si yenn zones yi amul woon courant mais yeneen yi nga xam ni amul fa wala machine bi gas poto yooyu mënu fa egg si loolu la ñu war a liggéey loolu il faut que nag ñu prévoir wut ay poto en bois pour gas ko pour mën leen ko defal. beneen jafe-jafe boo xam ne askan wi yeewu fi si Richard Toll ñi ngi koy jànkoonteel mooy jot si ndox mi si mbir mi lee meeru dëkk bi mi ngi dalal seen xel te di xam ne ni jot naa def benn extension bu toll si 20 kilomètres lépp ngir yombalal askan wi yeewoo si commune am bile ñu jot si ndox mi. Mamadou Diagne Richard Toll rajo Futur Média. Mamadou Diagne ñëwaat fii ci Ndakaaru syndicat yu gën a ràññeeku ci G7 tas ak ministère bu fonction publique waaye mujjul neex ndax ñoom ñu di jàngalekat yi dañoo mujjee génn salle bi ñàkk nag rafetlu taxawaayu ministère bi ndax nee nañu ba tey li muy wax daal dafa lëndëm leerul seen bopp jëm ci protocole d'accord bi li ñu sax bëgg mooy saafara yi gën a gaaw tey lañ fa doon amal ab réunion waaye mujjul yegg Abdoulaye Diop. lu noppiwoon ngir def ay waxtu yu bëri ay simili la mujjee doon ndajep monitoring diggante G7 ak ministère bu fonction publique ci xaajaloo la mujjee bi la situation Saourou Sène bokk ci G7 nekkit secrétaire général bu SAEMS di ko ñaawlu. non kontaanuñ ci pour dire vrai comme niñ ko amee ak finance comme niñ ko amee ak ministère de l'habitat li ñu gis nag mooy dañ sentir ni ministère de la fonction publique bi parewul pour wax exactement ci protocole d'accord bi ñu xaatim lan lañ ci def lan lañ di nekk ci def ak lan lañu defagul. beneen poñ bi nga xamante ni G7 bëggoon na ci ñu indi ci ay leeral mooy lu jëm ci wàllum lenteur administrative yi Saourou Sène. ñun ñëpp xam nañ lenteur administrative yi naka la sonnale jàngalekat yi kon comme loolu am nañu tey occasion rencontrer Ndeye Mbilli ji mais il faut mu wax ñu exactement où se situent les difficultés comme ñoom nag ils sont pas prêts à nous le dire ñu ne leen loolu réunion boo xam ne dañuy def semblant di liggéey te liggéeyuñu boobu duñ ko nangu. G7 ak ministère bi ñu dénk fonction publique dinañu tasewaat niki alxames bi ñu dënmal fanweeri fan ak benn. ci weer wi Abdoulaye Diop jaajëf lu mu néew ñaari milliards ci ay doomi aadama ci àddina bi ñàkkub kaaraange ci wàllu dund moo leen lal di ab rapport boo xam ne FAO moom moo ko fësal ci atum 2019 bi li nag waral ba ñuy woo ñii di gouvernement yi ci àddina bi yëpp ñu gën a bàyyi xel
ubbi marché bi ci daal loo xam ne dafay doon loo xam ne dañ koy dundee mu doon lu baax a baax ci yaram amuy ferñeente maanaam dundin boo xam ne dafay set te sell di nag loo xam tamit tey dañ fa doon waxtaanee fekkee ko ministère bu agriculture bu Sénégal jàpp na nag ñoom tam ñu ngi ci juróom-ñetti poñ ci boobule programme Oumou Diagan Niang. gannaaw jafe-jafe bi ñu ràññee ci wàllum dund gi sukkandikoo ko ci kuréel gi ñu ko jagleel ci àdduna wërngal képp Guantoro Belge mi leen fi nekkal ci Sénégal dikk na ci bilan 2019 bi. à l'échelle mondiale. ci àdduna bi yëpp am na lu tollook 2 milliards doomu aadama yi nga xamante ni jànkoonteen lañ ak jafe-jafey dund mu nekk ay chiffres yoo xamante ni yu doy waar la ba tax na mu am solo ñi nga xamante ni ñoo yor politique gi ñoo xibaar leen ci bi lépp rapport bi nga xamante ni FAO daal dina koy siiwal. que la FAO vient de publier. Aboubacar Diouf mi teewal jëwriñ gi ñu dénk wàllum mbay mi jàpp ni naam sax nguur gi am na ci wàllam waaye askan wi war nañ saytu bu baax liy dem seeni biir. ñun doomu aadama yi am na loo xam ne ni ci ñun la booy xamee ne da nga war a def dara mu dem sa tànn bu baax li ngay lekk mais boo xoolee par exemple suñu dëkk fu mel ni Sénégal bu ñu toggul bi def ci diwlin bu bëri du ñu am jàmm te ñëpp xam nañu diwlin bu bëri baaxul baax na mais diwlin bu bëri baaxul tout excès est nuisible dafa am responsabilité partagée lenn ni gouvernement yi la mais lenn itam ñun ñoo war a xoolaat suñu façon lekkin. ngir saafara lu ni mel nag nguurum Sénégal daal dina ci jël ay matukaay. am na ay programme yoo xam ne yi gouvernement bi taxawal na ko pour lu dem ci jumtuwaay yi ñuy liggéey dina ci def lu gàtt ba gàtt juróomi milliards par at muy matériel agricole bi nee naa itam kenn mënul béy te amoo jiwu ju baax jiwu ju sell muy transformation bi conditionnement bi conservation bi. fexe ba am ëllëg dund gu sell rax ci dolli kenn dootul xiif mooy temu bés bi àdduna wërngal képp jagleel wàllum dund atum ren fii ci Sénégal nag ñi ngi koy fas yéene amal fanweeri fan ak benn ci weer octobre. Oumou Diagan Niang jaajëf lii di am ci ay jëya diggante ay xeet amul kenn ku ko waral ku dul ñi yëngu ci wàllu politique di ay kaddu docteur Bakary Samb di jiite Timbuktu Institute di nag kilifa yooyu di yëngu ci wàllu politique bu ñu yëkkat seen i kaddu moo nag dal ñu fexe nag ba yëkkatee kaddu rafet ngir ñu moytandi ko yenn jàppante yi ba ci seen i réew Bakary Samb nag ak ñeneen ñu seen xel màcc ci wàllu sécurité jóge ci Afrique rawatina sax ci Sahel ñëwoon fii ci Ndakaaru ngir waxtaanee nu mel moom mi docteur Bakary Samb mu ngi ci micro beeku man Mbaw. politiciens yi war nañ def attention parce que lépp lu jëm ci xeet ci waaso wala lu jëm ci région ku koy agité di ko wër ci politique rek yaa ngi indi problème yi am Côte d'Ivoire noonu la tàmbalee problème yi nga xam ne moo commencé en Guinée gis nañ ko donc politiciens yi war nañ def attention ba mbiru xeet mbiru waaso mbiru làkk mbiru communauté ñu bañ ko jëmale ci loo xam ne day indi ay conflit yoo xam ne moo taal réew yu bari ñu bàyyi ci xel bu baax xam ni politique jaru ko ni nga xam ni ñi nga xam ne ñooy neen la ñu mbubboo l'islam tey rey ay bakkan tey noonu la ñu mbubboo diine noonu la politiciens yi saa yu leen arrangé di mbubboo diine di mbubboo waaso ak xeet ak région pour jëmal ko wàllu politique amul njariñ te ay musiba rek lay indi lépp réew yoo xam ni yëkkati nañ loolu gis nañ lam fa jur amul benn solo. kon jar na ñu soppi doxalin soppi analyse xool bu baax ni ñuy analyser wàllum terrorisme jëlaat bu baax en considération lan la population yi xalaat xëy na affaire militaire am solo affaire police affaire gendarmerie waaye aussi population locale yi seen gis lu am solo la parce que ñoo nekk di jànkoonteeg coono yooyu. ba nga xam ne tey état yi sahéliens yi même bu ñuy wax dañu am pression bu nekk seen ginnaaw wane ni liñ tuddee lutte contre le terrorisme finalement fajul problème bi mais problème day gën di yokk loolu nag mu jëlaat waxtaan bu am solo ñu xaw koo wàññi ba ñun ñëpp ñu àndandoo xeex ak li nga xam ne mooy phénomène boobu nga xam ne bàyyil benn réew. RFM Sport. Youssouf Bodian maa ngi lay nuyu. di la fay Seydou di nuyu ñëpp. tàggat yaram ñu tàmbale ko football coupe du monde ñi amagul fukki at ak juróom-ñaar. ñaareelu bëccëg bi waaw moom la ñu tàmbale. moom moo tàmbali tey foofu la ca Brésil jamono bi ñuy àddu kon ñaari équipe Afrique ñu ngi jongante Angola mooy dajak Canada ñu ngi ci 60e minute de jeu Angola moo njëkkoon dugal ci 31e minute de jeu 49e la waa Canada kon égalisé fi mu toll nii kon 1 but partout la 60e minute 65e minute diggante Nigéria ak Équateur Nigéria dañ ko mëne ñaari bal ci benn Nigéria moo njëkk dugal ci 5e minute bi waaye Équateur kon daal di égalisé ci 10e minute bi benn joueur Nigéria moo dugal contre son camp après ñu dugalaat ci 56e minute ci penalty kon match bi mu ngi wéy Nigéria dañ ko mëne 2-1
ñi di waa Angola 1-1 lañ def seen diggante ak waa Canada. Sénégal nag ñaareelu matcham suba lay doon foofu la ca Brésil di 20h ci Ndakaaru gaynde Sénégal di daje ak waa Pays-Bas kon xëccoo place dem ca 8e de finale yi. beneen match bi ci groupe Sénégal bi Japon mi gagné tamit ci matcham bu njëkk moo dooroon Pays-Bas mooy daje ak équipe bi di États-Unis match boobu tamit kon suba lay doon bu 20h jotee Sédhiou. des ba tey ci wàllu football coupe des confédérations africaines génération foot di waajal ëllëg. ñoom nag ci 18h lay doon Stade Lat Dior bu Thiès war a daje ci match aller bi ak ñi di waa Esaye FC bu Bénin. mbébét bi nag fexe ba ñu dugal ay but waaye tamit bañ a jël ay but comme li leen daloon ci seen digganteeg Zamalek loolu la entraîneur bi di wax di Djibi Fall ci janoo ak taskatu xibaar yi tey fële ca Stade Lat Dior bu Thiès ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. jàngat bi ñuy njëkk a def mooy xool ci match ba ñu jógee lan moo ñu ci metti loolu ñu metti noonu ñu jël ko xool nan la ñuy def ba lañ ca metti ñu bañ ko gisaat ci match bi mais bi ci njëkk nag mooy but bi ñu encaissé à domicile parce que ci match aller retour li nga war a def mooy sa dëkk nga war a jouer qualification bi mooy gagner le plus largement mbay pare ba ñuy jël but yooyu nag mooy jàngat yi nga xam ne moom lañ def waxtaante ak joueurs yi pour incha allah lépp lu ñu mënta def même bu ñu mën dugalee autant de buts ñu bañ a jël benn but derrière. ci loolu est-ce que am nga idée ci adversaire bi nga xam ne moom ngeen di dajal. waaw am nañ ci ay vidéo yoo xam ni exploité nañ ko staff technique bi exploité na ko waxtaanteeg joueurs yi discuter ci ak ñoom ku ci nekk aussi ñu mettre le devant les faits waxtaan ci xool ko ca ngoon nga ñu ñëw fii démb ci ngoon def ci benn séance boo xam ni bu ñuy permettre ñu nan la ñuy def ba adversaire bi loolu muy indi noonu ñun ñu mën ko ci sonal donc yooyu yëpp daal la ñu liggéey dem. Djibi Fall naataangoom bu Bénin moom it wax na ci match bi moom nag jàpp na ni donte sax amuñu expérience bu bëri ci wàllum Afrique waaye mën nañoo def kon ñoom seen kéem kattan ngir jéem a sonal équipe bu Génération Foot daal di ñibbee ak résultat bu baax Bio Richard lay wuyoo ñu déglu ko ba tey ak Abdourahmane Diallo. Nous sommes une jeune équipe donc. équipe bu ndaw lañ dañoo ñëw fii ngir défendre suñu ay valeurs gagné rek moo ñu tax a jóg faaw rek ëllëg ñu wan askanu Sénégal fan la ñu mënee waaye nag du tax ñu aji suñu ay mbagg dinañu sukkandiku si suñu ay valeurs fexe ba may spectacle bu rafet peuple Sénégal ñun xamuñu dara ci équipe adverse bi lu mooy lu ñu ne mooy champion bu Sénégal Sénégal nekk ab royukaay ci wàllum football fii ci Afrique moo tax ñu jot ni Génération Foot équipe bu mag la te wax nañ sax ni ci équipe bu Sénégal am na ay joueurs yi nga xamante ni Génération Foot la ñu bàyyeekoo. Sénégalais regorgeait de la majorité des joueurs de Génération Foot. Abdoulaye Diop bon moo tekki kaddu kii di Bio Richard di entraîneur bu Esaye FC bu Bénin ñu war a daje kon ak Génération Foot ni ki suba 18h ngeen mën ko déglu ci rajo Futur Média ci sifflet bi nag trio mauritanien moom mooy kon arbitré match boobu. Babacar Sarr moom mooy arbitre central bi ñoom nag dañoo remplacé doomu Tanzanie bi di Ismaël Chijinga moom nag la CAF njëkkoon désigné ngir mu arbitrer match bi waaye fédération sénégalaise bu football ndax xam nga ñoom ñooy jël en charge lii di billet arbitre yi waaye tamit lépp luy procédure administrative pour ñu ñëw bind lettre waa CAF wax leen ni xam nga waa Tanzanie suñ fi ñëw dañuy wut visa donc ci diggante ñaari fan day gàtt trop ngir ñu mën a utal trio arbitral bu Tanzanie ay visa ngir ñu mën a ñëw Sénégal moo tax ñu bind lettre waa CAF ngir ñu désigner ñeneen ñu xool Mauritanie moo ñu gën a jege ñu jox leen ko te ñoom xam nga suñu fiy ñëw carte d'identité lañ fiy ñëwee donc moo tax léegi waa Mauritanie ñoom ñooy arbitré matchu Génération Foot boobu lee ni ki suba ca Stade Lat Dior bu Thiès. mu ngoog ñu wutali ba tey ci football dem ca Europe ak lii di championnat Espagne ñu ngi ci seen 11e journée tey la door FC Barcelone kon jamono bi ñuy addu ñu ngi ci 50e minute seen digganteeg équipe bi di Valladolid kon Barça moo mënee 3 bal ci benn l'anglais Vidal ak Lionel Messi coup franc bu rëy la dugal 5 kon moom Messi 3-1 laata ñoom ñi di Atlético Madrid dañoo def match nul ak Alaves 1-1 kon Barça su gagné tey day rawee provisoirement waa Real 3 poñ Real nag suba lay jogante digganteem ak Leganés lay doon ca Italie ñoom it ñu ngi jogante 10e journée Serie A Inter Milan ak Brescia nag mooy club bu Mario Balotelli
Inter Milan moo mëne benn bal ci dara kii di Martinez moo dugal seen but ci Angleterre ñoom 4e tour Ligue Cup la ñuy football jamono yi Manchester City mëne Southampton 3 bal ci benn Otamendi ak doublé Agüero ñu ngi ci 80e minute de jeu Everton mëne Watford bu Ismaïla Sarr benn bal ci dara Leicester moom kon ak Burton Leicester moo mëne 2 bal ci benn match bi kon Sédou mu ngi wéy du ñàkk ci 22h bi incha allah nañ leen jox résultat yi ci match yooyu yëpp nga xamante ni jamono yi ñu ngi daw. Leicester moom temps yi tàng na de. waaw temps yi xaw na jógaat tuuti. waaw xaw na jógaat tuuti Brendan Rodgers moom moo fa nekk. di nekkoon entraîneur bu Liverpool. dama ragal nag bu ren bu carrément xaneex yi ñëwaat de. Leicester boobu doon na war de. boobu de exploit la woon de. damay ragal ni gars yi pour ñu. jaar ñëwaat foofu noonu. ci kanamu Liverpool ak ay City ba Vardy di gën a taxaw. waaw day am nga gars yi dañoo jëm mag. te équipe boobule Vardy dafa jëm mag. waaw dafa jëm mag quand même équipe boobule Ngolo Kanté moo nekkoon am bi effectivement gars yi xëcc nañ ko yóbbu ko Chelsea. voilà c'est ça. jaajëf Youssouf Bodian. Tour du web ci RFM. denceen ak Bayasan Diaw. ñu tàmbalee ak Abdou Elenkin Diatta te site bi di igfm.sn di ñu xibaar ne guitare la mujjoon di yor di wër gox ak goxaat yi ca Casamance ngir jàmmu dellu si fa doon na wéy ci kàllaama yu bëri yu si mel ni joola wolof français ak yeneen i làkk site bi mi ngi ñuy xibaar sax ne koppar yi mu daan jëlee ci conseil yi mu daan amal da ko daan séddale néew doole yi ak ñi ndell indil ay lorange foofa ca Casamance burdu bi dina door tey ci talaata ji te lii di gàmmu dinañ ko amal niki samedi yamoo ko juróom-ñeenti fan ci weeru novembre bi ñuy séntu ñi ngi ko jàpp nag ginnaaw bi nga xam ne kuréel gi séntu weer wi daje woon nan ca télévision nationale wante ginnaaw say gisuñu weer wi loolu tax ñu jàpp ni bés bu njëkk weeru gàmmu atum 1441 tey tolloog àllarba fanweeru fan ci weeru octobre bi bu ko defee guddi gàmmu ñi ngi ko war a amal juróom-ñeenti fan ci weer bi ñuy séntu Moustapha Diakhaté dañ koo jàppee ku moom boppam te yoon bu ko neex lay jaar loolu la Seneweb fësal ci xëtam bu njëkk site bile mi ngi ñuy fàttalil ki fi nekkoon syndicaliste bi moo ñaareelu yoon ñu koy wàccee ci place bi nga xam ne dañ la cëral ngay xelal kii di njiitu réew mi li ko waral mooy dañoo jàppee Moustapha Diakhaté ki nga xam ne saa yu bëggee wax xalaatam da koy wax ca nam ko soobee banqaas bi jiite syndicat bi lëkkale ñiy liggéey ci wàllu yoon di SYTJUST weddi na tey li ñu fësal ci barab gu taskatu xibaar yi ni seenub kuréel bind na bataaxalu yëglu ngir li ñu waxtaanee woon ak nguur gi ci atum 2018 ñu wàccoog moom APS ñu ngi xibaar ne bataaxal bi leen SYTJUST yónnee dàq nañ ci bile xibaar ba mu set ñu jeexalee ak tàggat yaram ak Wii Sport mi ñuy xibaar ni Moussa Sow di joué ci Amiens tam gaañu woon ci juróomeelu bés bi tàmbaliwaat na yëngatu ginnaaw bi mu sore woon lool lii di terrain yi ay bés a ngi nii mu doon li gën a fees ci xibaar yi ñu jukkee ci internet bi di leen jox dox daje beneen yoon. xibaar yi ci RFM. Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm. dañu faral léegi di gis ñu bëri di ay commerçant wala sax ay étudiant ku ubbi seen sac gis fa ay boitu garab di ay vitamine dañu koy ngànnaayoo ngir saa yi ñu wàccee wala sax bu ñu xëyee naan ci ndax wàññi wala sax dindi coono gannaaw bés bu metti boo xam dañ koy liggéey wala di ko jàng loolu sax moo waral ba am na ñoo xam ne moom weer wu ne dañu génnee lu ëpp 400 ngir jëndee ko ay garab di ay vitamine Maodo wax ba jot ci amal reportage ñu déglu ko. dama laaj batterie leneen la ñu ne ma batterie daal duñ ko jaay détail. Boubacar du pharmacien du jaaykatu garab itam ci mbedd mi puus-puusam lay yor di jaay koko. nga puus bi dafa métti léegi boo puusee nii léegi yéen doo puus naaj bi boo wàccee fa nga naan benn. mi ngi ñàkk tooy xepp boo ko ne jàkk xam ni dafa sonn li koy firndeel mooy lu diis li mu yor di wër ci naaj bu tàng bi. nekkul naan rek tëdd da ngay naan ba pare après nga doxante tuuti ba mu jàpp yaram bi parce que dafa am doole. ngir mën a wàccee coono boobu Boubacar day denc 2000 francs daanaka weer bu nekk. waaw boîte vitamine C moom lay dem jënd 1650 wala 2000 waaw moom lay dem jënd après ma ñëw ma naan ko su paree nag par ma jënd gazelle jënd Gloria après boole naan. alal bu toll noonu la étudiant bii di Birassi di denc itam ngir jënd ci ay garab lu ci mel ni vitamine C rawatina bu dee jamonoy examen. boîte bi man maa ngi koy jëndee je pense ay côté 2000 francs yooyu lay jar quoi à la pharmacie parfois ñu yokk ci ay quelques weccit yooyu noonu mais du dépasse loolu quoi 2000 francs mooy boîte bi offre vitamine C bi. tey jii lu soxal liggéeykat yu bëri mooy yor ay garab ngir mën ko jël bu ñu sonnee waaye il faut que ñu denc tuuti koppar pour mën a jënd yooyu yëpp. Mamadou Mahba jaajëf li saxawu yéeme mooy yooyu la vitamine nit ki su koy jël lu bëree bëri mën na koo jural ay lënt ndax am na njàngat yu bëree bëri ci wàllu science yu wax ne ñi koy jël lu bëree bëri mën nañoo am sax lii di cancer
waaye terewul vitamine C moom foo tourné ñu ngi koy jaay bu baax a baax kon mu mel ni dépense yi ci amal du njëriñ dara bu ëppee mu sukkandikoo ci Assane Diop secrétaire général syndicat pharmacien privé fi ci Sénégal. effectivement yàq la xam nga nag pharmacien d'officine bu naan jënd garab yàq la dina xaw a jaaxle waaye nag c'est parce que pharmacien bi li ko gënal mooy garab li ñuy wax usage rationnel maanaam jël ko moment bi nga ko soxlaa jël ci li nga ko soxla jël ko ni nga ko war a jëlee su ko defee xaalis bi nga dépensé pour garab bi mu doon xaalis bi nga xam ne yàqoo ko garab bi tamit bu duggee sa yaram liggéey li nga xam ne moom la waroon a liggéey te du am lu ëpp lu mu dul soxla xam doon du ko jëriñoo bu ñu waxee ci vitamine C bi ñu jàpp ne études yu bari li ñu wane mooy li ci yaram soxla bis bu nekk diggante 90 milligrammes la jàpp 200 milligrammes waaye kii jël 1000 milligrammes maanaam dose boobu nga jël ko juróomi yoonam bis bu nekk yaram bi du def lu dul jël li mu soxla lu ci des mu bàyyi ko mu éliminer ko maanaam mu génne ko ci biir yaram bi moo gën mu yàq xaalisam moom laa doon wax léegi parce que jël li nga soxla juste daal fi nga ko soxla ak fan yi nga ko soxlaa moo gën suñu la ñu koy jël effectivement yàq xaalis la. le marché jeex na mun ngeen yónnee seen i xalaat ak seen i critique si RFM Dakar @gmail.com wala RFM le marché @gmail.com. bonne santé Nafissatou Sylla. dal leen ak jàmm duñu tey di waxtaan ak yéen ci lii di accident vasculaire cérébral ñu gën ko xam ci AVC li ëpp ci ñi muy dal mooy mag ñi loolee mën la jural ab gàllankoor ci sa wàllu wérgu yaram at bu ne ay junney nit ñooy am lii di AVC mu doon ab urgence vitale bu ñu war a jël en charge ca saasiya waaye laata loolu faw rek ñu xam naka la ñuy assister nit bu daanu si suñu kanam ak AVC ñuy waxtaan ci geste yu njëkk yi ak docteur Ousmane Cissé di neurologue di tamit jàngalekat ci faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. bu AVC ñëwee di daanu sa kanam yow nga yaakaar ni AVC parce que yaakaar nga am il faut que ñu confirmer AVC ak ñu xam ban type AVC li ñu mën a def mooy cas bu nekk rek ak ni ñu koy gérer su fekkee malade bi day crise da ngay fexe ba lépp du ko mën a gaañ mu koy dagg wala mu koy gaañ tëj da nga koy sori ba mu crise ba pare parce que bu ko jéem a maîtriser ci crise sinon da nga koy gaañ yow sax sa bopp parce que crise yooyu mi def moom contrôlé ko. mu am matukaay bi ñu war a jël ci saasiya di PLS di position latérale de sécurité. koo xam ne dafa daanu rek deful dara ci réseau kooku da nga koy tëral ci côté gauche am côté càmmoñam mooy nga xaw a banque tànk càmmoñ bi jël loxo càmmoñ bi bopp bi tëdd ci nga jël bopp bi féetale ko tuuti ci ginnaaw position boobu mooy position bu baax bi moom la ñuy wax PLS position latérale de sécurité. bu ñu sukkandikoo ci suñu neurologue am na solo itamit ñu daal di woo 15 di service d'assistance médicale d'urgence di SAMU loolee nag ngir faj mi daal di gën a teel. soit ma woo SAMU soit nga woo pompier wala nga wut oto nga andil ñu ko hôpital le plus rapidement possible li ñu njëkk a def mooy scanner wala IRM mën nañ def ñaar yëpp tamit mais bu ñu ko defee day tax ñu mën a ràññeele AVC yi dafa am ischémique am AVC hémorragique mooy boo xam te ne dafa fàtt ci biir am dafa naaj ci biir. docteur Cissé di waxtaan ak ñun bu baax ci naka la ñuy fagandikoo ba daal di bañ a am lii di AVC waaye itamit fexe xam si ñi nga xamante ne dana tax nga xam ni nit ki accident vasculaire cérébral la am ba mën a xam naka lañ koy dimbalee ngir ay jafe-jafeem daal di néew fii la ñu yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje suba waaye fileeg boobu ñu leen di ñaanal wérgu yaram. xibaar yi. Abba Diatta di mag ci Abdou Elinkine Diatta mi ñu faat foofu ca mu lomp ca Casamance sekk na waxtaan ak Lamine Ba tuñu na foofu ca Ziguinchor asalaamaaleykum. Abba Diatta maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi leen di ne Abdou Elinkine sama frère la sama rakk la Abdou Elinkine dafa bokk ci famille Diatta bu may wax damay wax ci tuur famille Abdou Elinkine Diatta maanaam mooy ñoo xam ne dañoo bokk ci famille papam ci famille yaayam ci grande famille élargie comme xam nañu Sénégal suñu famille yëpp c'est des familles élargies maanaam ci seen rakku pap yi seen rakku yaay yi seen nijaay yi seen ainsi de suite bopp mu war a jeexee donc damay wax ci tuur famille Abdou Elinkine Diatta wax ma ci turul beneen béréb boo xam ne Abdou Elinkine Diatta daf ci bokk il faut que mu leer damay wax ci tur famille Abdou Elinkine Diatta maanaam je pense que ñëpp yëg nañu ko que dimanche 27 octobre bi may lakk français dama noon 26 octobre donc c'est le 27 octobre dafa amoon loo xam ne amoon na ci benn dëkk bi nekk ci département Bignona arrondissement de Tandou dëkk bi ñuy wax Moulom ay nit ñoo xam ne dañ leen faat maanaam ñooy Abdou Elinkine Diatta Bakary Vieux Diatta ak Alpha Koli nuñ leeree yëpp du man maa ko wax ñëpp yëg nañu ko
autorité ñi ko war a topp yëpp xam nañu ni ñu leen reyee mais li ñu bëgg a xam ñun suñu famille bi ba léegi maanaam li ñuy njëkk a laajte mooy néewu suñu ñi nga xam ne dañoo faat ñoo xam ne dañoo faatu ci li am bés boobu parce que xam nañu képp koo xam ne sa mbokk dafa faat li nga bëgg mooy nga jot si néew bi pour nga mën a def li nga war a def mooy nga dem suul ko lépp loo xam ne dañ ci war a def li dem ba ci ay sarax yëpp nga def ko yëpp pour nga xam ne yow sa mbokk moom bi mu gaañuwee def nga liñ ci war a def. jamono ji ubbi nañ ci ab enquête est-ce que yéen am ngeen idée kan moo def li ni mel jëf jooju seen mbokk bi. je pense que loolu du ñu ñoo koy wax am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a wax mooy ñu war a def enquête yi. ñun pour le moment ci affaire enquête xamuñu ci dara mais lu ñuy laaj mooy ñi war a def enquête yi ñu war a def seen enquête bi nu mu waree pour ñu mën a xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw lépp loolu am ci bés boobu mulom du famille bi mooy ne diw ak diw la pense am na ay autorités ñoo xam ne ñoom ñoo war a def enquête yi famille bi dafa bëgg a xam li am lu tamu am ak ñan ñoo ko def famille bi dafa bëgg a jot ci néew yi yoo xam ne ñoom ñoo faatoon bés boobu mulom pour ñu mën a def si néew c'est-à-dire pour ñu suul leen lépp li ci war a def ñu def ko kan moo ko def lu tax mu def ko kooku du famille bi moo ci war a wax je pense am na ñoo xam ne daf ko war a wax donc ñooñu xamante xam nañu seen bopp donc ñoom ñoo war a wax lépp lu ci am. yéen jamono ji est-ce que lan ngeen yëg ci enquête bi jamono ji nee nañu autopsie bi ñii nee nañu door na ñii nee dooragul yéen ban information ngeen ci am. ci enquête moom je pense que du ñu dem di laaj autorités yi enquêtes yi naka la ñoom xam nañu dañu war a def enquête donc ñu def seen enquête mais ba léegi autorités yi aussi ñëwuñu pour nañu commencé nañu enquête bi par rapport ak. autopsie bi nee naa leen famille bi dafa laaj depuis bi ñu ko defee bi ñu demee ci fu ñu waroon dem nee naa leen famille bi dafa laaj ba ñu def pour ñu def autopsie ci corps yoo xam ne ñoom ñoo faatoon ci événement bi amoon mulom parce que xam nañu état bi mën na ko def te war na ko def daaw amoon na fii li fi xewoon dëkk bi nu mu tuddati encore Bofa. mais je pense que état bi dafa yebal ay docteurs ñoo xam ne seen liggéey loolu mooy seen liggéey ba ñu ñëw ba Ziguinchor ba def autopsie ba pare ñu dem dañu bëgg nag suñu corps ñu defal leen seen autopsie ñu jox ñu suñu néew yi pour ñu dem denc leen ci denc bi gën a rafet. parce que dara gënul metti sa mbokk dee ngay toog ay fan ba léegi mënoo jot ci néewam pour nga dem suul ko donc loolu la ñu ñaan état. pour mu defal ñu autopsie suñu corps yi pour ñu mën leen jot pour ñu dem leen suul famille bi laaj na ko famille Diatta laaj na ko yeneen famille aussi laaj na ko mais man ci tuur famille Diatta laa mën a wax Abdou Elinkine Diatta rakkam yu jigéen magam yu jigéen rakkam yu góor magam yu góor yaayam yi nijaayam yi tantam yi bajanam yi ñëpp laaj nañu ñu def autopsie bi bu ñu jox ñu néew bi pour ñu mën ko dem suuli te war na mën a aussi ñeneen ñi aussi loolu la ñu laaj pour ñu mën a def seen autopsie corps yi pour ñu dem leen yóbbu pour ñu mën leen suul. nee naa leen métti na torop fii léegi mot na léegi ñetti fan wala ñeenti fan ba kenn mënu jot ci néewam bi pour mu mën ko dem mun na def li mu ci war a def. ndax yéen tey permettre nañ leen ngeen gis néew bi affaire bi xewee ba léegi. néew bi bu ñu dem je pense que autorités yi médicales yi mënuñu tere pour ñu dem gis néew bi donc bu ñu laajee pour ñu dem si gis néew bi nañu mën a ubbi pour ñu dem gis néew bi waaw. yow magam ba yéen a bokk baay est-ce que mën nga ñu wax Abdou Elinkine ndax fan yi weesu wane woon na ay mandargaay ne dafa amee tiitaange wala am na lu mu yëgoon ci yaramam. wala boog mu am ñu ko menacé te gën yëg ko. non je pense que Abdou Elinkine Diatta képp ki ko xam naa ne nit koo xam ne moom foo ko gis ree rek waxtaan ak ree kaf ak ree bu dee jàmm
je pense amu ku ko gën a bëgg jàmm parce que wax na ko ba ñëpp dégg ko ci fan yi yëpp ni ñu fi nekkee kaf ak ree lañ doon def ak moom ñoo bokk benn kër ñu toog di waxtaan di kaf ak ree mais musuñu gis ci kanamam lépp loo xam ne tiitange boo xam ne dafa am loo xam ne li mu ragal loo xam ne daf ko jaaxal ci yaramam waaw. est-ce que mës na yëg nga ne jot na ay menaces wala jotul ay menaces. musuma ko yëg musuñu ko yëg ci ay menaces yi mu war a jot mi yoo xam ne musoon na ko jot je pense nee naa leen que dans le cadre familial la ñuy wax mais waxuñu dans un cadre boo xam ne ci beneen jumtukaay boo xam ne beneen comme ni ko waxatee encore organisation boo xam ne bi mu bokk suñu waxtaan ak moom mooy waxtaan famille nu ñu mën a def ba suñu famille bi dem ci kanam bu dee problème am na ci famille bi nu ñu mën a def ba résoudre famille boobu bu dee lu baax la ñu mën a def pour lu baax loolu mën a sax ci famille bi mais suñu waxtaan bi demoon ci yeneen waxtaan yoo xam ne loo xam ne bokkul ci affaire famille bi donc ci waxtaan bu ñu mën a waxtaan yëpp ni ñu doon waxtaan yëpp mosuñu yéeg boo xam ne menace boo xam ne am na ko. ndax yéen njortu ngeen ni toujours dans le cadre de la famille ndax njortu ngeen ni foofu mu lomp am na ci ay xëccoo yu dox digganteem ak keneen dans le cadre de son travail traditionnel maanaam xam nga aussi responsable aada ak cosaan la foofu ndax am na ay xëccoo yu dox diggante ak ay nit ba tax na loolu xëy na moo tax ñu bom ko. je pense Abdou Elenki Diatta bu dee ci affaire traditionnelle bi du ren la ko commencé. ay at Molomp mu ngi koy def donc bu dee ay menaces sur le plan traditionnel mosuñu yëg ni ci village Molomp benn menace boo xam ne am na ko ci waa Molomp par rapport ak lu ñu doon def ci plan traditionnel parce que nañu wante dëgg traditionnel gëm kenn du la forcer nga def ko yow yaay ne lii gëm naa ko nga gëm ko dafa am lu mu gëm moom la doon def mais musul forcer nit pour mu gëm moom lu mu gëm parce que nit koo xam ne c'est quelqu'un qui est non violent musul forcer nit ne ko da nga war a def forcer li may def ci affaire tradition même bu demee ci mu la mu ne lii laay def traditionnellement mais moom moo koy def forcer wul kenn pour mu ñëw topp ko pour ñu def traditionnel bi donc ça veut dire que musuñu yéeg ci dëkk mu noom benn menace bu mu mën a am ci affaire tradition bu ñu doon def ci village Molomp. ñaata soxna la amoon ak ñaata doom la amoon. Présentement peut-être cette question boobu mun ma ci tontu. ñooñu lu ñu yëg seen yaram actuellement. ñooñu lu ñu yëg seen yaram actuellement. li ma yëg sama yaram ak famille bi li mu yëg seen yaram mooy métit ak naxar métti na parce que suñu mbokk bi dem na. naxar parce que nu mu demee lépp bàyyi nañ ko ci loxo yàlla lépp nit noo mënta dee dañuy ne loxo yàlla la bàyyi ko ci loxo yàlla te bàyyi nañ ko ci loxo yàlla gëm nañu yàlla te xam nañu bés ba moo nekkoon bésam dem na dégg nga lu ñu mën a wax mooy metti nañu foofu metti fu mu mën a yem naxar nañu naxar fa mu mën a yem te ba tey suba at jusqu'à la fin de notre vie ça continuera à nous faire mal parce que ci circonstances mu décédé. aba léegi yéen lan ngeen di xaatee ci enquête bi la ngeen di wax kilifa yi. lan ngeen di xaatee ci enquête bi la ngeen di wax kilifa yi. kilifa yi ñu ngi leen di ñaan fu mu nekk nii. ñu defal ñu suñu autopsie corps yi pour ñu mën a jot ci corps yi pour mu dem leen mën a suuli leneen ñi li ci des buñ leen ko ñaanee buñ leen ko ñaanul xam nañu lu ñu war a def maanaam enquête pour ñu xam lan moo xew lu tax mu xew ak ñan ñoo ko def du ñu ñooy ne kilifa yi def leen ni parce que ce n'est pas notre rôle. suñu kilifa la am nañu respect bu mag ci ñoom ci seen kattan ci seen man-man
ci seen xam-xam xam nañu lan lañ mën a def lan la ñu war a def ak nu ñu ko war a defee ak fan la ñu ko war a defee. yéen fan ngeen fas yéene rob Abdou Elinkine Diatta. fu mu nekk nii moom décision familiale la donc ba léegi famille bi d'abord balaa nga mën a wax nit ki foo koy rot nga mën a jot ci moom famille bi d'abord ji santé wuñu ba d'abord pour xam décider exactement fan lañ koy rot mais je pense que bés bu jotee dinañ mën a wax nit ñi proches parents yi que diw ak ñu ko xam fii lañ koy rote fii lañ koy enterré. yéen est-ce que ci wàllu enquête bi déglu nañ leen kenn ci njaboot ji fii wala yéeg ngeen keneen ku ñu déglu mu lamb. ñun fii présentement ñi nekk Ziguinchor ñoo xam ne fekkewuñu affaire bi ni mu demee je pense que kenn entendre ñu parce que fekkewuñu ko mais peut-être nee naa leen peut-être xëy na ñi nekk village ñoo xam ne fekke nañu ko xëy na dinañ leen laaj def leen enquête pour xam naka la nu ñu gisee affaire bi am jour boobu mulom mais ñi nekk fii Ziguinchor ñoo xam ne fekkewuñu ko fekkewuñu li am mulom je pense que enquête wuñu pour xam mais ñi nekk mulom nag xawma mais xëy na nee naa leen xëy na c'est possible que ñu laaj leen aussi seen lu ñu gis lan lañ gis lan la ñu xam ak nu ñu yëg ci seen kii bi par rapport ak événement yi am. Abba Diatta ñu 22h sur RFM. Bienvenue à tous. Voici le journal. Pape Bes Diba.